gaaw fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atub 2020 mbokk yi téléspectateurs yi bismillah leen ci seen xibaaru njolloor yi li ci gën a fës tey nag day doon kàddub njiiti réew mi Macky Sall yi xam ne nag da ko yëkkati xam la ne digganteem ak ñi nekk ci langu politique bi ay waxtaan am na ci Macky Sall xam ne la ñu bëri ci ñoom sax fi mu toll ni waxtaan gi sore na ngir ñooñee ñëw fekk si ko ci liggéey gile dinañ wax itam ci mbasum coronavirus gi ak tolluwaayam ci dëkk gi xam ne nag tey jile gis nañu ñeenti doomu réew mi ñoo xam ne nag ñoom ñàkk nañ seen bakkan ndax mbasum coronavirus bile moo ko yóbbu waa assemblée andi ay leeral ci ñi ñuy wax ne dañoo am feebar bi te ñu nekk ci réanimation ñu xamale ay mbir ca loolee article de la semaine itam dina ñëw tey ci gaaw gile ci biir njolloor gi El Hadj Malick Cissé dem ta sekk ak waxtaan ak waa Sud Quotidien ci lu jëm ci guerre fii ci réew mi ngeen ko xamee ñiiti waa IPC génne nañu ab bataaxal ti xam ne réew mi lu jëm ci mbirub guerre dañoo xaw a bàyyee ndikum seen loxoom li tëj xibaaru njolloor yi nag mooy li yéen kaay xëyee tey nag ñu nar si andi ak kiite San Top mbokk yi bismillah leen ci seen xibaar yi. mbokk yi bismillah leen ni moo leen ko doon junjee ci dàmbali gi rek njiiti réew mi Macky Sall xamle na ko nee na waxtaanam ak kiiti Idrissa Seck doon léegi njiital CSA doon na lu yàgg te li xamle loolu moo di ne ci mbirub dialogue politique ba foofee la lépp tàmbalee Macky Sall sax ti xam la ne moom day rafetlu bu baax fituk Idrissa Seck googe mu am ngir ñëw wuy si ko te moom moo ngi xam la ne tamit bañul kenn koo xam ne war na mën a waxtaan ak moom képp koo xam ne yaa ngi ci langu politique bi mu war a mën waxtaan ak yow ngir mën a xamul xool nu muy doole li jëm ci mbirub électorat am dina ko def ndax moom jàpp na ne loolu mooy politique ndax njiitu réew politicien la laata muy doon leneen ñu teewlu ay kàddu kiiti Macky Sall ki ko taataan di Boubacar Dia. Le président doit être politique avant tout. Donc nous avons vraiment parlé dialogue. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, renforcer la démocratie sénégalaise et au moment où nous parlons waxtaan yi nag yàggoon na lool def nañ ko diiru ko weer yu bari te dialogue nag dafa doon loo xam ne dafa sax ci Sénégal ndaxte ci wàllum politique bi ñu nee d'accord ci élection yi wala sax ci fichier électoral bi dama leen ni kaay leen ñu dialogué ñu xool lan lañ ci mën a def loolu sax ci poñ yi ñu defoon yépp lu ci ëpp ñoom ñi nangu nañ ko. Idrissa Seck, je le retrouve. maa ngi remercier ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ndaxte maag moom ñu bari jàppoon nañ dootuñu ànd te loolu mujj na am ànd nañu ànd goo xam ni du gaaw a jeex ànd gu rafet lii nag ku am jom dëgg am fit moo koy def Idrissa Seck doonoon na koo xam ne moo topp ci man ci élection paluk njiitu réew mi ñu amaloon ci atum 2019 ku ni mel nag ku ko am looy waxati kan moo ko bëggul te man sax nëbbuma ko kenn fi mu toll nii nag am na ñeneen ñoo xam ne ci kujjeeg politique gi dañu nekk te maa ngi ci ay waxtaan ak ñoom ngir xool naka laa di xëccee suma wet ngir daal gën a yokk suñuy doole ci élection yi jëm mu nekk di 2024 kan moo bëggul loolu. Mais ça fait plus de 85% de l'électorat qui se retrouve aujourd'hui dans le camp de la majorité. kan moo bëggul loolu ku bëggul rek danga ko mënul am. jiitu réew mi Macky Sall doon yëkkati ay kàddoom démb foofee ca ba mu doon yoxe lu jëm ci mbiri prix dialogue africain ci biir réew mi ñu wax ci ñeneen ñaar ñoo xam ne nag dafa mel ne déggu amul seen diggante mooy mbir ci diggante Aminata Touré ak kiiti Toussaint Manga njiital CSE ma fay ne woon nag te Aminata Touré dafa nar jox kiiti Toussaint Manga député bi ab citation directe li waral loolu moo di moom ne dafa gis ne kiiti Toussaint Manga ca séance plénière ca biir assemblée la toog te fa teg ay tuuma ci ndoddam ndax liiti Toussaint Manga kàddu yu mu yëkkati jëm ne liiti kiiti Aminata Touré dafa am ab
kër goo xam ne mu ngi ko jëndee lu ëpp ab milliard te mu nekk ab kër goo xam ne ci buntu ndox ki la nekk kii di Aminata Touré nanguwul loolu benn yoon tax nag waa service de communication génnee ab note ti xam la ne ci altine gile kii di Toussaint Manga dina jot citation directe bi ñu àndi ci ak Bassirou Dieng bokk ci cellule de communication bi mu àndi lu ñu ci ay leeral. ñëpp dégg nañu ki nga xamante moom mooy député Toussaint Manga bu parti démocratique sénégalais mu taxawu fële nga xamante moom mooy assemblée nationale mu ne madame Aminata Touré jënd na ci ay information benn kër pied à l'eau maanaam ci côté ay Yoff ak yooyu à 1 milliard de francs CFA. loolu di ay accusation yu gravissime maanaam ay accusation yu jéggi dayoo donc ya jaadu ñu envoyé ko citation directe pour moom mu expliquer kañ la madame Aminata Touré daal di jënd kër à 1 milliard pied à l'eau fii ci Sénégal looloo tax nag à partir de lundi par le biais de son avocat dina ko envoyé li nga xamante moom mooy citation directe pour moom mu tontu ci li nga xamante moom mooy accusation yooyu nga xamante ne def na ko te tamit ñoo ngi koy ñaan rek en tant que député bu mu làqatu ci ginnaaw kiirlaay mbalaanu kiirlaay mu immunité parlementaire. Toussaint Manga moom mais sax ñoom ñun waa rédaction bi ba ñu jéemee jokkoo ak moom li mu xam ne moo dina du yëy yàbbi ci mbir mi ndax kàddu yooyu ba mu koy yëkkati ci ab séance plénière la woon kon nag amul lenn luñ ko ci mën a toppee ci ay kàddoom ñeneen ñoo xam ne nag fi mu toll nii lu ñuy toppee nguur gi mooy lu toll ci milliard ak li ci topp ak xaaj ñoom nag li ñu gis mooy ña liggéeyoon ca entreprise bi ñu société bi tuddoon CISIAS ñoom nag depuis 1995 la entreprise boobee tëj waaye leen koppar gi ñu leen yoreel ba léegi jotuñu ci dara moo tax fi mu toll nag ñoom lu ñu bëgg mooy kiiti njiitu réew mi Macky Sall mu dugal ci loxoom jàppale leen ndax seeni koppar soxla nañ ko ndax ci jafe-jafe yu dul jeex la ñuy dundee fi mu toll nii Ousseynou Diop mooy yore kàddu travailleurs yooyee woon ki taataan ay kàddoom ti Mamadou Lamine Fati. président de la République kon président war na xoolaat dossier boobu xoolaat liggéeykat yi xam ne ñii ñaanuñu dañoo joxe seen ñaq ak seen coono ak seen deret ba agsi fii tey ñu agsi kon ñooñu kenn waru leen piétiner wala di leen reléguer au second plan dañ leen war a fay li ñu moom. alors comme nag dañu proposé woon 2 tranches je pense que ni 1 milliard 500 ça va tourner autour de 750 millions donc loolu état war na ko mën a fay nit ñi muy amel ñooñu nekkoon nañu 1200 travailleurs tey boo leen chiffré matatuñu sax 500 personnes beaucoup de gens sont morts laissé des familles wàcc fi ay njaboot yoo xamante ni ci ay difficultés la ñu nekk ci ay problèmes te kenn tegu leen ko ku dul état du Sénégal kon état du Sénégal li ñu koy demandé mooy vraiment boobaak léegi 95 ak léegi nekk na presque une vingtaine d'années ou trentaine d'années mais le droit ne se perd jamais dañ koy continuer di laaj ba ñuy dee duñ ko bàyyi dañuy laaj suñu alal président mu nekk fi ak mu jógee fi dañ toll na ci lu ëpp junneek ñetti téeméer waaye ci ñi ci dellusiwaat téeméer ak ñeenti nit ñoo am lii di feebar gile ñeenti nit nag la ñu jàpp ne ci bésub démb bi ñoom ñoo ñàkk seen bakkan te mbasub coronavirus bi moo leen yóbbu ñeent fukki ak ñaari cas contact lañ ci am juróom-benn fukk ak ñaar ay cas communautaire lu toll nag ci ñeent fukk ak ñeenti nit ñoo xam ne ñoom amoon nañu feebar bi jàpp nañ ne léegi wér nañu ba mën nañoo ñibbi seen kër. fukki ak ñetti doomi aadama ñoom tamit ñoo ngi ci lalu l'hôpital bi ti faju ñu wax tamit ba léegi ci mbasum coronavirus bi waa l'église gi nag ñoom génnee nañu ab communiqué ti xamal seen mbokk yi ñi ci nekk ci jàngu gi faw ñu xool nu ñuy def ba méngoo ak lii ti xeexub mbasub coronavirus bi maanaam waa église gi ak ñi leen di topp ñëpp ñu dox lépp lu jëm ci mbirub moytu lii ti dancaloo yeeg raxas loxo te ñu koy doxee ak solo masque te lépp loo xam ne activité bu ñu war a def muy jëm ci fin d'année bi Noël ak yeneen yi ñu xool nu ñuy def ba bañ a nekk loo xam ne dinañ ci lawal liiti mbasub coronavirus bi ñu wax tamit ci mbasub coronavirus bi ci assemblée nationale fan yi ay kàddu génnoon na ñuy wax ne dafa am ñu bëri ci bon ñooñee ñu nekk ci pencum ndaw réew mi ñoom dañu am feebar bi ba nekk sax ci lalub réanimation Abdou Mbow xam le ne loolee dara amu ci dëgg la ne am na kenn ka amoon ca ñoom ba génn ci àdduna waaye
waaye ñeneen ñu jàpp ne dañ koo am ñooñee ñoo ngi sant yàlla fi mu toll nii ñoo ngi leen di suivre ci nu mu gënee waaye ca biir assemblée ba amul kenn ka fa nekk ci lalu réanimation ñeneen ñi xam ne nag ñoo ngi ci biir penc ndaw mi réew mi tamit ñoo ngi def ay test xool fan la ñuy mujjeek feebar googee moom nag li muy gënti xamle moo di ne foofee jël nañu lépp lu jëm ci mbiru matuwaay ngir las mbasum coronavirus mu bañ fa law ñu teewlu kàddu Abdou Mbow nekk premier vice-président bu assemblée nationale ki ko taataan di Migui Maram Ndiaye. situation bi am nii am na benn membre personnel boo xam ne bi ñu ko testé mu positif fa mu doon liggéeyee ña fa nekk ñëpp testé nañ leen ñoom nekk ñu négatif loolu mooy li am député yi tey jii fii may wax ak yow amoon nañ juróomi cas yoo xam ne am na waaye amu ci kenn koo xam ne nekk na réanimation comme ni ñu koy waxee ci situation bu grave loolu aussi bëgg naa mu leer beneen bi mooy suñu collègue bi nga xam ne yàlla def na ñàkk na bakkanam muy Marie-Louise Diouf ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana loolu aussi bokk na ci beneen bi mooy am na ay député yoo xam ne suñu ay collègues lañ def nañ test yi ñëw négatif am na ñeneen ñoo xam ne tey def nañu ay test ñu ngi xaar résultats yi te bis bu résultats yi ñëwoon positif it dinañ wax sénégalais yi ne leen kat am na député yoo xam ne am nañ li nga xam ne moom mooy Covid te Covid 19 bi dama bëgg a xam ne du maladie boo xam ne war nañ ko mën a nëbb wala dañ koy nëbb parce que du maladie boo xam ne nit war na ko mën a am di làqatu wala mu rus ci parce que moom amul kenn koo xam ne jomm nga ko am donc loolu aussi il faut que vraiment mu leer beneen bi mooy lépp loo xamante ne nii am na ci fii ci assemblée nationale dinañu ko wax askan wi yëg ko fi mu toll nii ñu ngi continuer suñu liggéey budget bi ñu ngi koy voté boo gisee ñu jël ay mesures def ay huis clos ak ci benn format bu réduit c'est pour que li nga xamante nii moom mooy propagation maladie bi ñu gën ko mën a circonscrire loolu mooy li nga xam ne mesures yi ñu fi jël la te bëgg naa nit ñi xam ne loolu moom moo fi am leneen lu fi amit dinañ ko am te da bëgg a fàttali ne assemblée nationale du tey la doog a am député bu am Covid. mais honorable si ñeent cas yi nga xam ne ñoom ñoo am assemblée nationale est-ce que mën nañ xam jamono ji seen situation wér-gu-yaram parce que ñu ngi siy wax ni ñaar ñi dañoo nekk si cas grave yi. mën naa ne amul kenn koo xam ne mi ngi ci réanimation nekk ci cas grave loolu aussi vraiment bëggoon naa ko wax pour. assemblée nationale boobee xam ne nag fi mu toll nii ñoom génnee nañu ab communiqué tey te xamle ni lu jëm ci mbirum mbasum coronavirus bu ñu bëri jàpp ne dafa nekk foofee ci biir pencum ndaw réew mi ti fa doxantu ndaw ne ñoom jël nañu matuwaay yi ci war yëpp ngir mën a xeex loolee fépp foo xam ne nit war na fa dem dina fa fekk mesures yi ak maanaam lu jëm ci raxas ndox yeeg gel yeeg wàññi defante gi tey nag ca pencu ndaw réew ma jëm yuriñ gu ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllub liggéey bi ti Samba Sy ak njiiti Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñoo waroon jaar foofee ngir mën a tëj lu jëm ci marathon budgétaire boobee. ñu wax ci leneen loo xam ne nag ñeneen ñoo xam ne feebar moom sonal na leen waaye du mbasub coronavirus bi ñooñe nag sinusite la ñu am feebar googi xam ne nag tey coono yu bëri la leen di teg surtout nag jamono ji xam ne dañuy warti takk masque ñoom lu ñu jàpp moo di ne fi mu toll ni faw ñu xool nuñ leen di gën a jàppale su fekkee ne nag amaguñu benn yoon loo xam ne mën na faj feebar bi lu ñu bëgg mooy ñu xool nuñ leen di gën a taxawoon ndax takku masque bi ak nekk am liiti sinusite dafay andi ay jafe-jafe yu dul jeex ci seen wér-gi yaram Mouhamadou Rasoul Kane def na reportage ñoom ànd ceeg Moussa Fall. fii si Dakar Plateau ay nit yu néew yu ñu dajeel ñuy métit lu sinusite ci jamono seddaay bi wante ñu bari di xamle amuñu feebar bi commerçant bi di wax lu muy daj ci feebar bi waaye tamit di xamle ne am na lu koy saafara. waaw feebaru sinusite bi moom dafay seddaay bi da lay sonal quoi. man nag ni may sonalee mooy yenn saa yi bu muy dee jàpp fajar bi di jàppoon ndox bi bu laalee sama bakkan bi rek moom ay tisole yi métti la may def loolu ay tisole yi métti avant loolu sax maa ko créé dama dégg ñoo laaj day faj affaire yooyu noonu mais su ma nee sonal yenn tisole yi métti yi damay mujj jël benn laaj yi nooyu ko affaire yooyu tisole bi arrêté quoi mais jamono seetlu daal da lay sonal trop moom mi nag muy wax xaritam yu bari am nañ feebar bi waaye muy wax tamit sol masque doon na lu métti si moom. instant bi may fa nii sax moo takk masque ñàkk pexe rek mais masque bi boo ko takkee nii dalay kiiloo quoi xanaa nga wàccee ko tur pour mën a nooy mais masque bi daal naa ci arrangé benn côté ndax yenn saa yi poussière yi ak affaire yooyu noonu boo takkee masque dal na xaw a dimbali quoi. chauffeur bi nag di wax poussière bi ak lay bi moo waral muy am feebar bi moom mi muy wax ba léegi rek feebar sinusite bi du yàgg si moom. xaw na mu sonal xam nga tuuti rek quoi ak seddaay bi même ak tàngaay bi sax day ñëw quoi surtout su ma duggee si fu am poussière nii daf may sonal trop. jamonoy feebar bi xawul woon garaaw quoi
ak seddaay bi nii la gën a xaw a garaaw quoi ay sang yi ak masque yi. non ay même pas ay 30 minutes sax mu dañaat wala ay benn jour mu dañaat xam nga. si jamono seddaay bi ñuy wax na ñëpp sol masque ngir moytu wàllante coronavirus ñi am sinusite di ci sonn lool waaye ñu bëgg a xam mbaa feebar bi du tax ñi ko am bàyyi tàkk masque. Rasoul Kane jërëjëf. ñu wax ci leneen ayu bés yi la ñu jagleel jigéen yi xam ne ñoom nag dañu am ab laago nag ñoom lu ñu bëgg fi mu toll nii sax ci biir réew mi mooy ñu gën leen taxawu ci lu jëm ci seen mbirub wér-gi-yaram maanaam lu jëm ci seen mbirub santé de la reproduction lu ñu gis moo di ne lu bëri ci ñoom dañ leen ci xaw di boddi ndax ni ñuy mel waaye nag ñoom li ñu bëgg moo di ñu gën leen taxaw gën leen jàppale te gën leen may fula ba lu bëri ci mbirub santé de la reproduction xam ne yenn saa dañ koy soxla te mu jafe ci ñoom ñu gën leen ci mën a taxawu ci ni mu waree loolee ki ñu ko xamal di Ndeye Dag Dieye moom mi nekk présidente commission féminine bu fédération association sénégalaise bu lëng lépp lu jëm ci sénégalais yoo xam ne dañu ay am li ci way laago googee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. jigéen ñi am laago soo xoolee seen jafe-jafe buñ koy tënk dafay nekk ci jafe-jafe yi nga xam yëpp am nañ ko en tant que jigéen ñu bokkoo jigéen yëpp ak jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ndax li ñu nekk way laago moo ko tax loolu nag day tax seen situation xaw a tar tuuti bari na ci ñoo xam ne du ñu bëgg ku am laago sëy si seen kër lan moo tax parce que dañuy jàpp ne xëj na kii du man togg du man lii te loolu yëpp seeni bopp rek la ne donc ay gis-gis yu négatif la yoo xam ne en fait c'est pas vérifié boo xoolee njàng mi maanaam statistique gu Sénégal wane na ne jigéenu handicapé yi ñi ci jàng moo gën a néew par rapport ak góor ñi loolu statistique yi moo ko wane nañ aussi comme ni ma ko waxee sànq parce que boo nee jigéen wax santé de la reproduction bari na ci ñun ñoo xamante ni am nañ ay jafe-jafe pour ëmb ba mu yegg mbala ñu am jafe-jafe pour mën a mucc ni mu ware ba tax na loolu yëpp dafa laaj ay programme spécifique ay sensibilisation aussi une prise en charge parce que césarienne aussi moo gën a cher accouchement normal ñu ngi kontaan bu baax ci li nga xam ne au Sénégal nee nañ la césarienne est gratuite maanaam césarienne bi dañ ko may ñëpp waaye nag boo dee xool acte bi rek opération bi moom moo gratuit mais nag soo dee xool garab yeeg lu demee ni hospitalisation bi yooyu yëpp tamit dañ koy fay te boo dee xool dafa am njëg dafa cher moo tax ñuy lancer appel vraiment lancer un bon plaidoyer di wax ne ñu jàpp ci ba nga xam ne césarienne boobu li ko wër yëpp ñu fexe ba nga xam ne dinañ ko yombalal dinañ ko rendre gratuite pour les femmes handicapées. ñu wax ci leneen jëm ci mbirub kaaraange fii ci biir réew mi fii nag gis nañu ci biir ndakaaru yenn geex yu mel ne liiti Liberté 6 Sacré-Cœur wala sax ñaari tali foofee agression yi dafa mel ne lu fa gën a am doole li waral lool nag yenn saa yi ñu bëri dañoo jàpp ne dañ leen dul taxawu ci lu jëm ci mbirub kaaraange gi war sénégalais yooyee xam na nag yenn saa yi ñoom dañ leen doon agressé wala ñu jéem leen sax agressé la sunu reporter de Santel tàndar leen micro bi ngir ñu mën ñoo nettali seen mbir yi nu mu demee ak yan jafe-jafe lañ ci mujj jëli Abdourahmane li dem ci. si kanamu kiosque bi fii ci Sacré-Cœur lañu taseek Aliou Ndour mu nekk jaaykat nekkit agent de sécurité mi ngi xam ne ni ca Sicap Liberté 6 la doon jàmmarlool ak ay agresseur lu ñu ko xëccee moo di ku jigéen ku xamle woon ni situation yu compliqué la nekkoon di dund. di wax di ŋaañ ay famem ne dañ ko abandonné toppatoo ñu koy tout dafa sonn et tout genre yu mel noonu yére bi taxu suuf mi ngi benn gel teint noir ni macha allah léegi bi may dem bay waaj a jàdd pour jël oto pour rabitur Liberté 6 yi la léegi am yeneen deux gars yu ñëw arrivé léegi bi ñuy wax ak man maa ngi leen di dégloo xel mais bi ma leen di déglu aussi ñu dem ba benn instant mel ni kuy dëgg seen tànk pour wut si ma mel ni ñu yor ay jam ak yooyu man tamit ma riposté dox dëgg sama tànk xaw leen songu. Alioune ngi génn si ndëgg sërëx googu te xoosu sax amu ko ci muy ay agresseur yoo nga xamante ni amatuñu waxtu ñàkk yërmande teg ci saaku Fatou Camara lañu xëcc fekk mi ngi doog a wàcc. yoonu Liberté si mbedd camp pénal bi ci ruq bu sew bi noonu bon ma boot sama doom seen naa ñaari xale yu góor ñu ngi wàcc ci ñu taxaw ci moto
mais xalaatuma ko parce que boobu ay 3h30 la sax 4h mooy rek la ma boot ko di dem après may dox di ñëw ma xaw ba ma leen jegee nag sama fit xaw na dem ma jëkki rek tiit ma tudd yàlla après waa ji wàcc ñëw jege ma daal di may na ma soxna si na nga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma xamoo rek la ma wax mais man ni ma gis ak kanam gi mu ngi def ay dagg-dagg foofu moom tiit naa mu ne ma xamoo ma daal xamoo ma ne ko lan rek mu ne kafit sama poset yéeg ci moto bi rek daw. muy ay defkatu ñaawteef yoo nga xamante ni xeebuñu dara Ngoné Sall bokk na suñu ñu mës a agressé perruquam la ñu yóbbaale maanaam cheveux wam 20h moo jotoon may dox après ba nu scooter bi dogaale wane ma ginnaaw quoi ginnaaw la ma féetee léegi pour man daf ma xam sax mais comprendre ma woon may dox nii rek mu këf greffage bi yóbbu ko dem après demul sax après dafa taxaw keneen ki ci ginnaaw di riposté génnee paaka comme xam nga bëgg a jël sac bi ma téewoon après si laa dawee arrière jéggi tali bi ma dawee arrière tout juste après nit ñi si lañ may soo gis ne ma lan la ma ne sama greffage lañ ko fee comme xam nga. ñu jóge Sacré-Cœur wutali ji ñaari tali muy zone boo nga xamante ni agression yi bëri nañ fa loolu bu ñu sukkandikoo ci Awa Tall policier ak askan wi coow li day ne kur lu bëri ñàkk sol masque moo waral bile coow ñu ne muy mbir bu xaw a tiital Awa niki agression bu mu dundoon. doon jël car pour dem ville donc ma jékki-jékki taxaw gis ay nit ñuy ñëw di daw quoi ak groupe bu xale lu góor donc je croyais que stade dafa amoon benn événement bu fa xew bi ñu ñëwee ñiy féete ma gannaaw ñiy féete ma kanam donc man ma taxaw j'ai rien senti ma gis nit ñi di daw bu ñu fa taxawoon ñëpp daw mais comme man ñu ngi ma entouré mënu ma woon bouger je ne comprenais pas léegi benn waay ñëw di ma def nii di ma palper ba mu yàgg sama loxo pochette bi ci nekkoon ak greffage dama yoroon cheveux doon dem salon effectivement pour teg ko ñu nangu ko j'ai fait 3 jours xaw ma 4 jours dama feebaroon sax parce que dama tiitoon quoi. waajur yi jàpp ci yar bi nguur gi jàpp ci kaaraange nit yi ak seeni mbir askan waa ngi ñaax ñooñee ngir ñu mën a régler bile jafe-jafe nu mu gën a gaawee. xibaaru bitim réew yi xam ne nag dañ koy tàmbalee ca Côte d'Ivoire foofee nag ñoom jàpp nañ ne ci atub 2021 bi si weerub avril war nañoo mën a vacciner lu toll ci 5 millions yi doomi Côte d'Ivoire foofee ci lu jëm ci mbirub mbasub coronavirus bi 5 millions yooyee xam ne nag dañ leen di defal vaccin bi te duñu fay dara mu bokkoo ci ab mbir moo xam ne ñiiti waa initiative internationale bu COVAX ñoo ko taxawal ñoom nag lu ñu bëgg mooy jàppale réew yi xam ne dañoo nekk ci yoonu développement ba ñu am lu toll ci milliards yi doses lu jëm ci mbirub liiti vaccin ngir mën a xeex li jëm ci mbirub mbasum coronavirus bile nag waaye suñu toppee nu jëm ci liiti protocole bu waa OMS joxe nag ñi ci njëkk jot mooy ñi nekk ci wetu ñi feebar ñi ak ñële xam ne ay takk der lañu ak personnel enseignant yi laata nag ñuy yegsi ci ñaareelu pàcc bi ci ñeneen ñoo xam ne ñoom nag seen wér-gi-yaram dafa xaw a doy di noonee nag ñu boo fàttali rek ne vaccin yooyee ay vaccin yu Pfizer ak biotech defar mu tudd Moderna ñoom la ñuy joxe. ca États-Unis tamit ñoom ñoo ngi nekk ci lu jëm ci mbirub mbasub coronavirus bi xam ne nag yees mooy doon lii di waa États-Unis ñu amal ab vaccin boo xam ne ci gaaw gi diir gi la ñu wax ne dañ koy nangul waa dëkk ba ngir ñu defal leen ko loole sax la ñu xamle ndax ñiiti waa FDA mu jëm ci kuréel gi yore lépp lu jëm ci mbirub garab foofe ca États-Unis ñoom nag ñoo xam ne ne fii ak ëllëg dinañu njëkk joxe dose bu njëkk liiti vaccin bu ñu war a xeexee ba sub coronavirus bi ndax ñoom nag ñu fàttali rek ne waa États-Unis jëndoon nañu lu ëpp ci téeméeri million dose yoo xam ne dañoo jàpp ne da leen di taxawu ci mbirum Covid-19 bi ñu mën koo xeex ndax ñoom jàpp nañ ne feebar bi addi faw ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax moo tax liiti Moderna maanaam Pfizer seen garab googe ñu génnee ñoom tamit dañ ci jënd lu bëri ndax jàpp nañ ne dina leen taxawu ci xeexu mbasub coronavirus mu bañ a law seen dëkk. ñu dellu si waat ci Afrique wax ci Maroc ñoom nag lu ñu def fi mu toll nii mooy déggoo bu mag am loo mu am seen diggante ñoom waa Maroc
ak ñiiti waa Israël ki nga xam ne nag ci Donald Trump njiital réewu États-Unis mi xam ne nag ci weeru janvier bi la war a génn sax Maison Blanche jox place am kiitu Joe Biden waaye nag moom laata mu foo jóge am na accord boo xam ne nangul na ko ñiiti waa Émirats ñiiti waa Maroc ak ñiiti waa Israël ab accord boo xam ne nag waa Israël rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye ci beneen boor bi ñu bëri ci waa dëkk yi nekk ci biir Afrique ak ca yeneen boor li ci mel ne Russie ñoom nanguwuñu déggoo googee ndax dañoo jàpp ne lii ci coow gi am ci Sahara boobee moom la ñu joxe ndax Sahara boobee dañ suñ ko dugalee foofee dafa nar yokku coow gu bëri gi fi am ndax waa États-Unis ñoom tamit nangul nañu ne léegi coowub Sahara boobee nangu nañu ne lii ci waa Maroc léegi ñoo war a jiite gox googee. ñu wax ci tàggat yaram lu jëm ci stade Léopold Sédar Senghor xam ne nag léegi wax nañu ci atub 2021 ci weerub janvier la ñu war a tàmbalee liggéey gi waaye ña yeewoo ca gox ga ak lik jege ñoom li ñu gëm fi mu toll nii mooy ñu tàmbaliwaat liggéey gi ak ndaw yi nekk ci réew mi ndax ñoom nag lu ñu bëgg mooy su fekkee ne ndaw yi dugal nañ leen ci seen loxo ci biir liggéey googee dina doon lu gën a gaaw ak tamit loo xam ne dina jàppale bu baax a baax ndaw ñi ñu am liggéey ndax Sénégal gis nañ ne ndaw yi seen am liggéey day doon lu jafe lu bëree bëri moo tax nag ñoom li ñu bëgg mooy nguur gi dugal ci loxoom bu baax ngir jàppale ndaw yi ñu mën a ñëw bokk ci liggéey googee Mouhamadou Rassoul Kane lañ dénk seen kàddu yooyu. ñu ngi fii ci esplanade bu stade Léopold Sédar Senghor fii nag ñu nemmeeku mbooloo bu néew ci stade bi ñu war a defaraat commerçant bi ñu dajal nag muy nakarlu yeekaay liggéey bi moom mi nag dafa bëgg ñu pare liggéey stade bi ba ñu dellu ci suñuy activité waaw Sénégal dëkk football la te stade bi bañ ko waree defar sax du tey bañ ko waree defar yàgg na activités yi mën a recommencer Sénégal la moo tax mënul jël ay compétitions yu mag parce que suñu stade ñoo baaxul pelouse yu baaxul. muy wax ba léegi rek nguur gi mu jël ay xale ngir ñu toppatoo stade bi waaye muy wax askan wi ñu sàmm bërëb boobu. waaw comme que dañ ko bàyyi nii kon mu nekk la bordel kañ ku fi ñoo def mbalit gars yi ñoo waroon farlu stade bi dañ ko waroon defar bu yàgg te ci tamit xam nga ut ay nit yoo xamante ne ñooy encadré lu wër si stade bi def ay lamp yu leer loolu moom du yoon sénégalais moom xam nga moom dañoo bëgg lu yomb lépp loo xamante ne dañ ko bàyyi rek ñoom dañ ñoo def si leen neex quoi xam nga nit yi am na ñoo xam ne seen dañuy yenn karaw mais seen bopp yi du xalaat. agent de sécurité bi di wax moom tamit ñu jël ay xale ngir ñu toppatoo stade bi. stade bi dañoo war a jël ay motuwaay ñu jël ay zone yaa ngi fii liggéeyuñu mun nañ leen jël ñu ñëw di nettoyer stade bi di leen ñu leen di fay. ñun daal ñu ngi leen di déglu ñoom ñoo am réaction boo xam ne ñoom ñoo ko war a def réaction mooy ñu wàcc sur le terrain ñu xool nan lañ koy kii ñu woo nit ñi ñu waxtaanee ko. ñu lal ay solution boo xam ne mun nañ nettoyer stade bi. liggéeyu stade bi nag ñu nar ko amal ci janvier 2021 lii nag dara waru ko lu dul bëgg ñoŋal stade bi waaye ñu ragal ne est-ce que yokkute mbas mi narul indi ay gàllankoor ci liggéey yooyu. Rasoul jërëjëf ñu wax ci waa confédération africaine de football ñoom nag amal nañu seen assemblée générale ci aljuma ji mu doon ab assemblée générale nag luñ ci gënoon a seetlu moo di ki jiital CAF ci jamono jële muy président Ahmad moom teewu ca woon ndax suñu fàttalikoo ñiiti waa FIFA commission éthique ba dañ ko ajandi ci diirub juróomi at yoo xam ne mënatul bokk ci lu jëm ci mbir moomee kiiti président wu dëkk ba sax FIFA moom sax te Gianni Infantino moom moo def liiti discours inaugural liiti seen assemblée générale boobee waaye moom tamit Gianni Infantino dafa mel ne moom tamit ñoo yoon bàyyiwu ko ndax waa Suisse ñoo ngi ko topp waaye cérémonie boobee la ca gën a fës moo di ne kii nekkoon njiitu liiti CAF maanaam confédération africaine de football muy Issa Hayatou moom dañ ko tabb léegi mu nekk président honneur bu institution boobee mu doon am acte boo xam ne ña fa newoon ñëpp rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax.
mujj ci seen xibaar kii mooy lii ci article de la semaine tey nag El Hadj Malick Cissé ñi mu dem seeti ji mooy waa Sud Quotidien ñoom lu ñu doon waxtaanee mooy lu jëm ci mbirum nger gi ci biir réew mi xam ne nag Sénégal ñi ci waa IPC indice perception lu jëm ci mbirub corruption lu ñu xam ne moo dina ñun ñoo ngi ci zone rouge bi dafa mel ne dañoo bàyyeendiku daal loolu nag tax ba waa Sud Quotidien def ci ab l'enquête xool lan moo waral yu bàyyeendiku googee ndax dafa am lu ñu fàtte wala dafa am lu ñu fàttee def bu baax a baax looloo tax kiiti El Hadj Malick Cissé dem sekk waxtaan ak Jean-Pierre Malou moom mii defar waxtaan gile ñu teewlu El Hadj Malick Cissé ci article de la semaine bi ñëwaat. xeex ger nekk li nga xamante ni jugeegul ci réew mi suñ naataango yu nekk ci Sud Quotidien jàpp ni boobu le phénomène ba léegi mu ngi fi ni fi xuus. corruption fii au Sénégal li ma ci mën a wax mooy lu am la lu wér la dafa am ci fànn boo ci bépp fànn. Donc c'est un fait lu am la mais tout simplement du côté Sénégal seulement ci réew àdduna yëpp la corruption am mais nag gën naa maanaam day gën a yàq ci réew yoo xamee ne ñoom am seen koom-koom demeewul noonu donc bu fekkente ne dañu bëgg a développement ñun ñoo xam ne dañoo nekk ci réew yoo xam ne moom suñ koom-koom demeewul noonu dañoo war a mun a gën a ñoŋalu dañuy gën a war a mun a farlu am beneen taxawaay boo xam ne dañuy combattre loolu parce que loolu en définitive loolu moo ñuy permettre ressources yooyu ñu mun ko concentrer sur nos investissements sur suñu investissement mais malheureusement loolu des na ba léegi. def lu ñu weng te dara du la ci fekk bokk na ci lu tax ger gi mënu fi jóge loolu di gis-gisu responsable bu Lex Africa Eliman Kane def taxaw seetlu ci ger nu muy nasaxalee suñu koomu réew. loolu lu dëgg la lu wer la loolu mën naa ne ànd naa ci li mu wax noonu maanaam bu fekkente ne da ngay woote jubal kon yow da nga war a mën a nekk nit koo xamee ne da ngay sanctionner maanaam ku def lu baax nga fay ko nga won ko ni yow gàcce ngalama yaa ngi ci yoon bu baax encouragé ko ku nekkul ci yoon tamit nga jéem ko teg ci yoon won ko ni yoon bi nga jël yoon bi baaxul mais yoon bi nga war a jël donc loolu mooy sunu naataangee ñun ñëpp mais malheureusement du demee noonu. ñiitu think tank Lex Africa yamul foofu mu ni pouvoir exécutif ak judiciaire ñoom tamit dañu war a xar seen tànk tubéy ba jële fi lu ni mel. boo xoolee nee naa la sànq ci nasaraan Barack Obama waxoon na ci ay at ci ginnaaw nee na par exemple Afrique lu mu soxla lu ko yitteel mooy ay institutions yi dëgër yi taxaw te wóor mais pas ay nit kese. parce que nit ñi dañuy am seen désir am seen calcul am seen yitte daal mais institution yoo xam ne dañoo taxaw bu fekkente ne li mel am na ñu war a mun a taxaw wax ni déedéet du nii la war a demee. ci zone UEMOA dëkk yëpp ñu ngi ci zone rouge Sénégal kenn demul mu des ba fuñ toll nii ger jógewu fi. dana yéex parce que lépp ci question décision politique la maanaam man lii dama ko fas yéene indi saafara. kon manque de volonté politique. absolument manque de volonté politique moo fi nekk te lu wér la parce que mënoo teg ay mécanismes yoo xamee ne moo lay permettre tey képp ku teguwul ci yoon nga war ko mën a teg ci yoon nga jël institution yi tege leen nii rek ñu nekk comme OFNAC lu mel ni OFNAC lu mel ni CREI ñu nekk fi di lekk suñu alal ensuite nga jël leen nga jox leen les moyens ñu def liggéey bu jéggi dayoo liggéey boo xam ne dafa laaj concentration laaj beaucoup d'énergie xam nga ñu def lu mel noonu produire la ay rapport jox la ko
yow nga jël rapport yi tege ko ne xam nga loolu perte bu rëy la non seulement yaa ngi encouragé corruption bi deuxièmement yaa ngi jël suñu alal di ko foyee. zone rouge mën naa wax juróom benn ou juróom ñaari at ci ginnaaw toujours c'est la même position la ñu nekk donc ñu ngi ci zone rouge même bu fekkente ne par moment dañu naan progressé nañu un peu mais ba tey ñu ngi ci zone rouge ça veut dire quoi c'est zone dangereuse ça veut dire c'est pas bon li ñu war a def mooy def lépp ba génn ci zone rouge loolu nag kenn rek mënoo jël décision boobu mooy njiitum réew moo mun a ne lii na dagg et puis on avance. corruption kan lay dellu ginnaaw ci réew mi boobu la laaj tontu bi jaaxal ñu bëri ndax ger nekk na lu jafe dindi ci gis-gisu sama naataango bi nekk ci yéenekaay bii di Sud Quotidien. El Hadj Malick Cissé jërëjëf ñu yegsi ci lu yéenekaay xëyee tey sax ñu àndi ci ak El Hadj ak Assane Top. ren yaa ngay gën di dëgër muy sànni ay lawtanam ak ay banxaas yu kawe lool te kenn xamul fan lay àkkee ji garab bu ko coronavirus sampee na ci réewum Sénégal di fi gën a jébbi Les Échos yéenekaay ni ma leen cee wax lu leer dem ak ñun ci assemblée nationale ak li mu démb bi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom yi ay député la ñu féetee ci pencum ndawi réew ma ñett yi nag ñu ngi leen yóbbu woon ca diggante hôpital Dalal Jàmm ak bu Fann ngir toppatoo seen wàllu ko wér-gi-yaram benn député bu ñu ne sonnoon na lool ba tàmbalee jaaxal ay mbokkam yaakaar mujj naa dellusiwaat ndax nag am na ak tan waaye woppi coronavirus moom su fekkonte woon rek ne ak géej la ndakaaru moom da caa dal di diig ndax ni mu fi jébbiwaatee doy na waar lool ak ay gox yu bari yoo xamante ni le wopp ji ma ngi fay lëmbee Le Quotidien yéenekaay moo ñu ko xëy xamal ma ngay baagante ñun ca diggante Ngor Wakaam Yoff Ouest Foire Plateau doon gox yi mu gën a sonal yéenekaay gi ne loolee moo tax feetu ko fin d'année moom ren jile dañu koy bëtal ba yeneen ni jamono kenn du ko fi amale li am ba leer ci réewum Sénégal te xel mosu ko daj moo di coalition mburoog soo bi fi daal di juddu doon tamit lu lëmbee géew politique bi lëkkale ñaari kàngam doon président de la république Macky Sall ak kii di Idrissa Seck seenu paxare ba fa ñu yëg si tey juboo doon benn di xàcceendoo ko dóorandoo ginnaaw ba ko Idrissa Seck junjee nag kii di président Macky Sall daal na koy leeral ne yëfi kon yombutoon ak njàmbartek ku nekk takk soo fit moo tax ànd bi tey daal di antu waaye nag ñu bari ñi ngi wax ne ab dil bu dee loolee sax nañu jàpp ne kon dil bi lu am njëriñ la te baax lool ndax it nag ponkal mu toll ni Idriss Seck ku ko am sa wet bu la neexee nga yaataay yumbe ndax it nag lu mu bon mën na laa yóbbu ci li mu po ña lay woteel dem ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom ndax it nag loolee sax mooy li jaadu président de la république mooy wax ba tey ne fu nekk la ko jaar ngir mën a am kii di Idriss Seck lépp rek ngir tabax réewum Sénégal tadduwul foofe la yem ñëpp ñu doon ay candidat di jaamarlook moom dana fexe nu mu leen biisee roof leen galgal ba ñu tëj seen kër dëkk sil ko ci wàllu politique ca wet ga nag mën nañ faa xaarandi coalition tàqaliko nar a dox ci diggante Aminata Touré ak kii di Toussaint Manga yéenekaay gi Le Quotidien la waral coow lu nag mooy député parti démocratique sénégalais bi di Toussaint Manga daa yëkkati ay kàddu teg ko ci dërëp Aminata Touré xam ne am na ak kër gu mu jotee lu mu gàtt-gàtt dem na ci lu jege benn milliard ci suñuy koppar loolee ngir ragg ci ab dërëm soxna Aminata Touré fas na ca ñàkkanteeg moom ci kanamu yoon taxit nag jébbal na ko ab citation directe këru koppar gi di Ecobank nag aw na yoonu tëj su fekkente ne arnaqueur yi bàyyiwuñu ko ci sagom Libération yéenekaay ne loppa juróom benn téeméeri million ci suñu koppar lañ fa daal di randal bu njëkk ba nag troupe Pape Djibril Kébé doon kilifa gu mag daal na cey jiib ñaareel ba ci weeru ko mars la woon ci atum 2019 loolee kenn defu koon ku dul ab étudiant ba fa sànkoon ñett téeméeri million ak ñaar fukk ak ñett millions yaa ngi ci arène nationale bi waaye nag bi la yoon moom dafa lewut ndax nag ay alal la ju ñu dajale woon ngir xeexee ko wàllu ko mbas mi yéenekaay gi di sunu lomb ne fukk ci ay promoteur ñoo daal di aaki moom ñaar fukki million ak juróom-ñaar seddoo ko ci seen biir. Assane Top sant la ak gërëm la bu baax mbokk yi di leen sant di leen gërëm bu baax lii mooy liñ leen andiloon ci seen xibaaru njoloor yi jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm.